ci dalal tey sunu mbokk suñu dëkkandoo sunu frère kooku mooy kan Cheikh Ahmed Tidiane Diallo alias Xës Dadi notre candidat coalition ànd nawle suqali suñu gox waaye demaat beneen mbégte nag ci suñu njabootu bopp macha allah suñuy jigéen suñuy soxna suñuy doom waaye suñuy yaay suñuy papa suñuy mag suñuy rak ak suñuy jarbaat ci dalal bi ñu dalal tey suñu leader Cheikh Ahmed Tidiane Diallo alias Xës Dadi di wax ne bay ci sa weewu tànk tey te yow da ngaa sori sax yow fii nga waroon toog dend ak sa doom laal yoon maman Adel ajaratu Isa ba pël bu rafet ba pulo borom ñooro dërik tubarkalla borom maami jàmbaar yi tubarkalla moom mi ngi nii nga xamante nii moom bi mu jàppee Cheikh Tidiane di yaayam Cheikh Tidiane jàpp ko muy doom yaayoo ko ba léegi bàyyiwul benn yoon yaay sa ñoo ngi lay dalal ak ki nga xamante ni nii nag moom mooy Alaji Samba Diop unité 21 macha allah di góor gu baax di góor gu jàmbaare macha allah ànd ak ñi nga xamante ni ñoo yore organisation bi bii bi bu Alaji Moussa Samb si jiitu fi ak Baba Ngom bu unité 16 macha allah ñoom ñëpp ñu àndoon liggéey bi ñoom ñëpp nag ñu jiital seen mag ki nga xamante ni mooy Alsane Li. léegi dama leen di bàyyi ngeen yeggale ndax nag am na ñu may xaar dëgg du neex te mënuma jeexal lépp te yow ak Boss Ndiaye mii dañoo bokk ay doj barki démb fan yëpp 4 heures du matin la ñuy dugg mu nekk koo xamante ne jàmbaar la Boss Ndiaye nañ ko ñaanal mu yàgg fi te wér ndax nag day daw ndax njaboot ku am jom la ku am fula ak fayda la xës Boss Ndiaye ngi ni télé bi xel ci jamono télé bi nga xamante ne mooy Feeling Paaj ku ko jël am pàcc ay ca doxal leen xool. merci Issa suñu frère li mu yor doy ñu te ni mu ñu doyee noonu la ñu bëgg ñëpp xam li mu yor bari wax xam la ngay wax ak gën xel wu rëy
xam fa nga jëm ko gën moom nag ay waxam lu mu bari xam na li muy wax lu mu wax xam na fi mu jëm waaye loolu nag la ñuy bañ suñu la ñuy bëgg suñu mbokk yii mu leer leen nañ kii toog Cheikh Ahmad Tidiane Diallo lañ koy wax yaay sa mi ñuy jooy te noppeeguñu mooy yaayam di as gor kii toog Cerno Ibrahima la ñuy wooyee baayam mbokk baayam Abdou Aziz ak Habib tubarkalla ak Babacar ak Bachir Chéri Mbaye nga ngi nii toog ak Chéri Oumy yaay Khadija di wax de waxoon naa leen ci biir kër yi ne leen ànduñoo moom ndax mooy Cheikh Ahmad Tidiane Diallo ànduñoo moom ndax moo moom étage bu marron bu rafet bii ànduñoo moom ndax moo moom Chrysler bi ak Hyundai bi ak yeneen déedéet ànduñoo moom ndax moo moom DDMC directeur marketing communautaire non ñun ay gor lañ li ñuy dimbali te yor nu sunu borom ba koy dogal ci ñun buñ ci rafetee dañ ciy jot buñ ci ñaawee dañ ciy jot loo xamante ni boo ci rafetee jot ci boo ci ñaawee jot ci dañ cee rafet jot ci kon bu ñu ànd ak moom dafa am lu ñu gis bu doy ñu Cheikh daf fee ñëw 2008 bi mu ñëwee tabax këram tuxu si yàlla dimbali ko xam nga ku xëy junni doy la yàlla di la jox million par 10 de la séddaloo mu nangu ko nag ni sama mbokk mu baax mi El Hadj Alassane Mbaye nga xamante ni lu mu am da koy bokk ki bokkam bokk ko dëkkandoo yi moom nag séddale na bu korite jotee mu rey nag yi bu tabaski jotee mu joxe xarit tabaski yi bu màggal jotee mu joxe paasu màggal yi bu gàmmu jotee mu joxe paasu gàmmu yi tubarkalla ma Cheikh Ahmad Tidiane Diallo siggil da ngaa def bi def jotee comme soxla boo ñëwee fekk ko lu ci mën mu def waaye loolu yëpp nag li muy am solo am na lu ko ëpp solo muy yëg bi mu jox doomu aadama yi ubbeeku bi mu ubbeeku ci doomu aadama yi te as gor dañu ne bu fekkente ne mënul boppam dara mënul ay bokkam dara mënul jàmbu yi dara lépp luñ ko waxal ci ak mbaax dañ ko koy yéene waaye dara wóoru ci nit ñi nit balaa baax day mënal boppam dara ba bu soxlaa lam poosam ay bokkam bu ñu soxlaa bu ñu ñëwee mu lamb seen poos fajal leen jaam yi bu ñu soxlaa bu ñu ñëwee mu lamb poos fajal leen ko ba pare nag wàcce boppam tolloog nit ñi marché ak ñoom yow tubarkalla macha allah yal na yàlla fal lañ jat mu ñëw jaxaay nag jaxaay xam loolu delloo ko cër bi Cheikh Ahmad Tidiane Diallo kaay ci ASC bi nga doon présenté laaju ko Cheikh Ahmad Tidiane Diallo kaay agir pour le développement local adal kaay jiite ko te laaju ko bañ koy sax yëgul fekkewul tidil mu ñëw liggéey ci liggéey bu rëy dem lijjanti projet bu mag ñëw indi ko fii ci jaxaay ngir ñu embauché 150 personnes yoo xamante ni ay néew ji doole lañ ñuy liggéey di dem di yóbbul seen i wayjur di yóbbul seen i dëkk mbir ma di dem di dox ba yegg ca mairie ba teg ci tànkam dugal ko ci troye mbir ma folku la waa agir pour le développement local jóg nag taxaw ne ko fee ñuy décider te lii nga indi woon pour askan wi ñu jël ko yàq ko sànk ko kon dinañ fexe yow ba nga teg te fa ñuy fale tubarkalla lii mooy sababu moom muy tey ko nag Cheikh Ahmad Tidiane Diallo ñëpp xamee nañ ko ci conférence yi muy taaral jataay yi Cheikh Ahmad Tidiane Diallo ku xewle safaan mu ñëw ku xewle bànneex mu ñëw ànd ak askan wi nag di liggéey di dem yéenay mbéy lool ci gox bi kon nag tey kooku nag mu taxaw nag liggéey programme boo xamante ni tatone wu ci taxaw tàllal loxoom daan ne 9 candidats yi fi nekk yépp ñun ñëpp ñoo bokk jaxaay ku ci wóolu boppam na ñëw boo ma indilee sa programme bu fekkente ne sa programme moo gën sama programme ma bàyyi sama programme ànd ak yow waaye bi nga tàllalee loxo ba pare keneen neewul ak man mu indi programme nag muy programme boo xamante ni fu mu ko waxee ñëpp apprécié ñëpp daanu waaye mbokk yi loolu la ñu bëggul nag yéen mu ump leen ngeen déglu ñu bëgg nag émission la ñuy def Boss TV ngi nii télé bi wër réew mi télé bi wër àdduna télé bi nga xamante ne ay image am du fulu macha allah tubarkalla série Maguette Mbaye ngi nii Boss TV Sénégal série Binta Mbaye ngi nii Boss TV Sénégal doomu yaa joojoo ngi nii
Boss TV Sénégal doomu Mère Sagara ngi nii Boss TV Sénégal doomu Anta Mbaye ngi nii Boss TV Sénégal rafet nga daw nga sab juddu rëy na tey yaa ngi liggéey Cheikh Diallo mat nga nu weer wa Allah kubar ci jàkka la jekk nañ ko bari waaye Cheikh Dadi ci mairie la jekk nañ ko bari wa Allah kubar ci jàkka la jekk nañ ko bari waaye Cheikh Dadi may di la jekk nañ ko biri mat nga nu weer waaye rafet nga daw nga sab juddu rëy na tey yaa ngi liggéey Cheikh Diallo mat nga nu baax di leen ziar te ak mbégte contentement di ànd ak yéen seen télévision Boss TV Sénégal te nag ñoo ngi ànd ak yéen si seen émission ànd doxantu ba fi nga xamante ne moo di Jaxaay 21 seet si ki nga xamante ne nii moo di suñu tonton Cheikh Ahmed Tidiane Diallo alias Dadi Cheikh Ahmed Tidiane Diallo nag candidat ànd nawle sukkali suñu ngox fii nga xamante ne nii moo di commune Jaxaay Parcelles Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi nuyu bu baax a baax di la ziar. ñu ngi rafetlu jotaay bi di nuyu Maymuna yow ñu nekk ci plateau bi war a animer émission bi di nuyu Boss TV mais aussi le réalisateur en tant que tel di nuyu mbooloo bi nga xam ne ñoom ñi ngi teew. bari nañ nag su ma limee juum waaye jàpp naa ni ñi fi teew ñëpp tey yeewoo fii ci gox bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay taaral na émission bi ndax émission bi dafa tudd ànd doxantu jàkkaarloog askan bi ñoom nag doxantu si nan waaye biñ fi ñëwee yëg nañ ni ñëw nañ jàkkaarloog askan bi donc ñuy rafetlu jotaay yëpp di wax ne ñi ngi nuyu ñëpp di nuyu aussi téléspectateurs yi nga xam ne ñi ngi seetaan Boss TV un peu partout dans le monde parce que maintenant les télévisions en ligne fépp foo nekk ci àddina mën nga ko seetaan ndax xarala yu bees yi donc ñu ngi leen di jaajëfal ci seen teewaay di leen wax soyez les bienvenus ici au niveau de l'unité 21 Jaxaay Parcelles. Merci. Une fois, bonne Cheikh Ahmed Tidiane Diallo, à ses débuts, c'est un artiste, auteur-compositeur, qui a fait son pas au niveau de la musique sénégalaise, mais aussi qui a profité de faire pas mal de formations. Donc là, je suis entrepreneur, opérateur économique, chef d'entreprise. Parce que je suis le PDG de Dadi Direct Marketing Communautaire, une structure de formation d'appui à la création d'emplois et au développement des micro-entreprises. Donc, je suis aussi acteur de développement, participer au développement un peu partout. Parce que bien avant de créer cette société, j'ai une organisation, Endagraph, nga xam ne nekkoon naa fa animateur de programme de promotion des céréales locales financé à l'époque par USAID et Union européenne. Fii may wax aussi depuis le 12 janvier 2021 bi je suis le représentant d'une grande ONG américaine bu ñuy wax From Home to Harvest muy ONG américain boo xam ne basé wu na fii ci Sénégal particulièrement siège bi nekk au niveau de Ziguinchor. Voilà un peu boo bëggee xam kan mooy Cheikh Ahmed Tidiane kooku mun nañ ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Diallo. mun na ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane Diallo voilà sa parti bi yaa ngi ko tuddee li nga xamante ne nii moo di coalition ànd nawle sukkali suñu gox nag mën nañ ko mën a dégg la moo tax li fi nekk lépp nga ànd nga choisir coalition ànd nawle sukkali suñu gox la moo tax nga choisir. waaw xam nga comme ñun on fait pas de la politique saine ñun ce qu'on fait politique de développement la ñuy def te ku wax développement wax suxali donc ci loolu rek moo ñu inspiré ci li nga xam ni mooy suxali te nit aussi booy suxali ñun comme ni mu koy faral di waxee en l'instant suñu ambition principale d'abord mooy fii ñu dëkk
bu ñu nee fu ñu dëkk mooy suñu gox xooluñu fenn ci Sénégal fu ñu xool bëgg ko développé bëgg mu soqaliku mooy fii nga xam ne fii la ñu yàlla may ñu di fi yeewoo ak suñuy mbokk dëkkandoor fii la ñu bëgg mu mel ni Panaal bu ko fi dugg nawlooñu waaye tam buñ fi génnee duñu ñee kenn. donc loolu moo tax ñu ne ànd nawle suqali suñu gox loolu nag boo ko bëggee def képp kiy suqali goxam da koy teg ci àndum nawle ak ñi ngi ko sékkal waaye àndum nawle ak ña ngi koy ni tax nga di ko jóg di ko def donc loolu moo tax ñu duppee noonu coalition bi ñu koy wax àndum nawle suqali suñu gox comme ni nga ko déggee léegi. ñoo di waa commune de Jaxaay 21 seen parti ban année ngeen ko créé. ñun yoruñu parti donc mouvement de développement la ñu yor mouvement citoyen je pense que tout à l'heure Seck mi ngi ciy revenir di wax un peu la genèse de ADEL nan la ADEL juddoo ay ndaw lan yu nekk ci gox bi gis ne gox bi am na retard bu bari par rapport ak yeneen gox yi suñu commune bi ñu ko jiite doon ñu laj ci bépp niveau ñu gisoon ni ñoom ay jeunes lañ war na participer ci développement wu gox bi au début sax dañu ne woon ADEL c'est apolitique te effectivement ba tey ci démarche boobu lañu nekk di doxee loolu moo sabab création ADEL boobu comme nag ci élection lañ jëm il faut que ñu woo ñeneen ñi nga xam ne dañoo mel ni ñun nekk ay mouvement citoyen nekk ay association nekk ay personnes de ressources ñu dajale leen pour créer li nga xam ne moom mooy coalition bi mais dites-vous que coalition bi coalition électorale la lu ko tax mu judd mooy taxawal ko pour ñu mën a respecter normes yi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mën a bokk ci élection locale yi di ñëw ak élection départementale yi. boo nga ko léegi ci sa biir wax nee na seen parti bi dafa am lu bëree bëri li nga xamante ne nii fii ci commune bi amuñu ko fii ci commune bi am na li nga xam ne lu bëri manqué nañ ko léegi yow yan projet nga am ak yan vision politique yan objectif nga am ci commune bi. waaw lu ñu am comme objectif ak programme ginnaaw bu ñu defee diagnostic bi nag dafa nekk diagnostic boo xam ne ñëpp a ci teg seen bët parce que bu ñu rappelé woo Jaxaay bi ñu koy sos amul woon commune Jaxaay bi ñu koy sos dafa bokk ci commune bi nga xam ne ñu ngi ko rattaché woon ci Sangalkam bokk it ci fi nga xam ne moom mooy département de Rufisque jamono ji dox ba découpage administratif am yàlla dogal ñu ne ndegam découpage am na Jaxaay kat ak nu mu toll ak ñu fi yeewoo nu mu toll war nañ ko fexeel mu am commune ñu tàmbali ko ci li ñuy wax délégation spéciale bi géré ko ba en 2014 ci élection locale yi ci la yàlla dogal am ñoo xam ne samp nañ seen dënd pour mën a laaj gox bi bu ñu laajee gox bi it ñu jox leen gox bi bu leen joxee gox bi it yàlla dogal booboog léegi de 2014 à 2021 nga xam ne d'ailleurs sax romb nañ seen mandat bi nga xam ne waroon na jeex depuis 2019 waaye ba tey mën nañ ne Jaxaay dara soppeeku fi li fi nekkoon buñ koy sos moo fi ne ba tey xanaa benn route bi nga xam ne AGEROUTE may nañu ko te ak coono gu métti lañ ko amee récemment muy bii nekk fii ci kanam ak bee nekk ci ginnaaw ak xanaa lu xale yi di wax ñaari doo daan yi nga xam ne maire bi def na ko fi loolu daal la ñu gis ci Jaxaay leneen gisuñu ko fi leneen loo fi gis askan bi moo organisé wu taxaw ci ba dara am ci la preuve mooy fii nga xam ne tey mooy 21 école bii bu sampoo yàlla ñu dëkk ci gox bi la di xeex di dajale seen dërëm ak ñaar dërëm ba li fi ne am fi te pourtant boobu kat mairie mi ngi fi ñun itam luñ ci mën participer ñu participer ko ci waaye ñoom la ñuy jaajëfal parce que askan la boo xam ne mérité na am ay njiit yu baax parce que ñoom dañoo bëgg seen bopp ba lu ñëw ñu taxaw ci
kon ñun ñeewante boobu la ñu am moo tax ñu am yéene ànd ak ñoom ci liggéey bu loolu weesoo nag bu ñu defee suñu diagnostic bu yaatu gis nañ ni lu manque ci Jaxaay bari na moo tax ñu liggéey ci benn programme bi ñu duppee ko Jaxaay Parcelles Horizon 2027 maanaam ñëpp xam nañ ni élection yi ndëgëm dina am le 23 janvier 2022 bu ñu falee juróomi at nga am pour nga mën a écouler sa mandat parce que mandat élu ñëpp xam nañ ni juróomi at la donc ci juróomi at yooyu nag boo jëlee 2022 2027 la war a jeex pour bañ a wax nit ñi loo xam ne ñun mënuñu ko réaliser pour bañ a wax nit ñi wala di leen nax moo tax ñu teg programme boo xam ne dañ ko planifier de 2022 à 2027 loolu nag teg nañ ko ci ay chantier yu bari yoo xam ne si la ñu mën a sukkandiku pour développer ko muy 6 chantiers prioritaires bu ci jiitu nekk lu ñuy woowee chantier institutionnel am aussi chantier bi nga xam ne ñu ngi ko tuddee chantier éducation formation apprentissage am itam beneen chantier bi nga xam ne moom mooy assainissement et cadre de vie am beneen chantier bi nga xam ne mi ngi aju sur les politiques sportives et culturelles am tamit chantier bi nga xam ne mi ngi basé wu ci économie et action sociale yooyu mooy chantier yi nga xam ne moom la ñu boole ak te benn chantier bi nga xam ne moom la ñuy wax chantier santé effectivement santé et l'action sociale yii mooy juróom-benn yi nga xam ne moom la ñu def pour mën a liggéey Jaxaay ba xar kanamu Jaxaay mën a soppeeku ci lu bari. waaw wax nga fi juróom-benn projet yi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal bu dëkk fii di commune de Jaxaay yal na leen yàlla may ndam ba ngeen eggali seen i projet ba Jaxaay bokk ci commune yi ñëpp di ràññee léegi bu ko dañoo xam nag yan lan moo leen gën a métti ci Jaxaay à part nga xamante ni ñeer bi def est-ce que état bi ñëw na mu leen jàppale lan moo leen gën a métti ci Jaxaay. balaa may ñëw ci sa question ma def benn précision damay faral di wax ne projet ak programme am na tuuti différence ñun lu ñu yor du projet programme la projet day laajaat étude or que programme day fekk luy des moom mooy juste rek mise en œuvre bi te mise en œuvre bi it am nañ ci yaakaar ndax am na ñi nga xam ne am na accord de principe pour gunge ñu ci mise en œuvre mi ay partenaires boo revenir nag maintenant ci li nga wax léegi lan moo ñu métti ci Jaxaay ak ndax état mi ngi jàppale xam nga état jàppale la mi ngi dépendre ci maire bu la yàlla dénk mais boo amee maire boo xam ne il n'est pas influent njàngam soriwul xamul dara kooku mënul liggéey luy tax ñu mën développer gox bi te loolu woon li fi ne nattu la woon nag bu nu yàlla natt waaye lu ñuy ñaan mooy yal na yàlla teggi nattu boobu parce que Jaxaay programme yu bari yu état lancé jëmee ko ci commune yi Jaxaay waroon na ci bénéficier wu waaye mooy li ma wax sànq lu commune bi laaj moo tax yooyu yëpp mënuñu ci bénéficier wu mais ñun am nañ yaakaar bu wér ne mën nañ ko rectifier d'ici les 5 ans à venir incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla. incha allah mais à part li nga xamante ni 6 projets yi nga xam ne wax nga ko mooy ci développement socio-économique yan démarches yi ngeen def ci social. bon volet social dès à présent ku wax Cheikh Ahmed Tidiane Diallo wax Dadi xam ni nit la koo xam ni nit ku social la loolu nag defuñu ko pour tiitaru ci defuñu ko pour ut si tur mais dañu xam ni am loo tanee nit ki nga def ko yàqul dara dina day nekk loo xam dina la jàppale mais boo jëlee dans le cadre du programme ci wàllu social xalaat nañ ci lu bari d'abord boo jëlee côté éducation am na social bu ñu fa dugal
parce que jàpp nañ ni xale yi di jàng war nañ fexe ba réussir lu ñuy wax ubbi tey jàng tey te loolu pour ñu mën ko réussir fokk ñu am lu ñu dimbalee parents d'élèves yi newuñu dinañ subventionner 100% xale yi seen fourniture mais ci wàllu social au niveau de la commune ci suñu programme bëgg nañ 50% ci fourniture école xale yi ñu jox leen ko waaye ñu jox leen ko ci bu mu teelee nga xam ne dinañ mën tàmbali seen jàng en attendant bu amee ay manquement parents yi di ko mën a def mais aussi prévoir nañ ci wàllu social jàppale lu tolloog étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir gox bi di fi jàngi ay bourse sociale parce que léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy bëgg a jàng waaye yàlla moo dagal seeni waajur xaw a néew doole ba yenn conditions yi doon lu jafe dinañ def diagnostic bu wér pour mën identifier ces personnes xool naka la leen di accompagner ci tuuru commune bi donc loolu taxaw nañ ci mais tamit dañ ne ñun dinañ xar suñu tànku tubéy ba fexe jël ñaar ci meilleurs élèves yi nga xam ne ñoo gën a xarañ ci biir commune bi ñu may leen lu ñuy woowee bourse étrangère pour ñu mën dem jàngi bitim réew toujours ci wàllu éducation nee nañ subvention yi nga xam ne dañ koy def di ko dimbalee école yi muy daara moderne yi noonu lañ koy jàppale tamit ñi nga xam ne ay daara nasaraan yi di mooy noonu la ñuy jàppale daara yi nga xam ne ñi ngi ci gox bi di yëngu ci wàllu diine parce que dañu jàpp ne lépp éducation la te lépp jàng la ñun du leen fàtte ginnaaw waaye itam bëgg nañ fexe ba xale yi ñu toll leen forger ñu am esprit challenger c'est-à-dire ñiy génnee ñi nga xam ne ñoom ñoo gën résultat ñu fexe di leen primer kon day am benn journée boo xam ne spécialement dañuy primer les meilleurs élèves de la commune parce que foofu la ñuy tàmbali pour xam ni kat ëllëg mën nañ dem ba bokk ci même prime d'excellence yi te loolu fii lay tàmbalee yooyu bëgg nañ ko matal waaye nag continuer toujours ci cadre social impliqué ñi nga xam ne danoo nekk toujours ci dispositif social lu gox bi tey boo jëlee les chefs de quartier jël les imams jël les bàjjenu gox jël les relais communautaires jël aussi ñi nga xam ne on les appelle les communicateurs traditionnels ñii ñëpp dafa am lu ñu mën apporter ci cause sociale parce que tey problème bu am balaa dara di xew chef de quartier bi la ñuy woo tiis wala naqar ba mu am ci gox imam bi la ñuy xalaat ñu dëkk ci biir gox yi ku ci am jafe-jafe surtout ci wàllu jigéen ñu ci bëri bàjjenu gox bi la ñuy xalaat relais communautaire yi saa yu amee loo xam ne mission communautaire la bu ñu war a def ci biir gox bi ñoom ñoo koy def communicateurs yi fu wax ju baax jib ñoom ñoo ko fa yëkkati kon ñoom dañuy fay ay kon ñii ñu dañ ne dinañ leen sóoraale ci wàllu social donc yooyu mi ngi ci suñu politique boo xam politique sociale donc loolu bokk na ci boo jëlee tamit côté chantier institutionnel bi am na ci ay volets social parce que yu ñu bëgg a mettre en place approche communautaire yi moo ci jiitu tey boo jëlee lu mel ni mutuelle d'épargne municipale bi nga xam ne bëgg nañ ko mettre en place loolu pour venir en aide suñu jigéen ñi la jàppale leen ñi am financement ci nu mu gën a yombee waaye itam du yem ci financer leen mais former leen ba ñu mën am lu ñuy woowee activité génératrice de revenu donc loolu it dafa nekk loo xam ne ñun dañ ko bëgg dugal ci suñu biir programme mais aussi fexe créer lu ñuy woowee fonds d'initiative locale loolu mooy ñu yàlla baaxe dara te dëkk ci gox bi bari nañ fi waaye peut-être ni ñuy defee social day dispersé wu mën nga waxtaan ak ñoom ba nga xam ne ñoom lu ñu am muy seen dërëm ak seen ñaar dërëm dinañ ko dajale teg ko ci benn béréb mu nekk benn fonds boo xam ne jeunes yi nga xam ne am na projet porteur ñoom la ñuy financer ci loolu comme ça ku financer am sa activité boo fayee ñu mën a financer waat keneen donc loolu politique la boo xam ne dugal nañ ko toujours sur cadre social ci boor boobu donc pour wax ne tout simplement commune moom social bi moo ci jiitu parce que comme lu may faral di wax rek bis boo nekkee maire yow da nga war a nekk Baay Faalu askan bi da nga war a xool seen coono
seen coono da leen ci war a gunge moo tax dem nañ sax ba xalaat ci biir programme bi bu amee lu ñuy woowee des événements religieux ñuy gunge ñi nga xam ni moo xam daayira yi la xam nga événements religieux yi Sénégal bari na tabaski mi ngi fi korité mi ngi fi Noël mi ngi fi Pâques mi ngi fi Màggal Touba mi ngi fi Gàmmoo ngi fi yooyu yëpp ñu xool yan dispositif la ñu mën a teg ba nga xam ne ñoom dinañ yëg apport wala appui commune bi donc loolu ñun nit suñu biir programme encore une fois pour bañ a guddal lii yëpp dama ko bëggoon andi rek pour leeral la ci lu bari jërëjëf. macha allah am na solo te yaakaar naa commune bi li nga lépp nañ si bàyyi xel boo leen déggee lu mu wax rek xamante ni nekkul di programme bu ñaax fàtte de boo leen déggee lu ma di nga xam ne programme bu sérieux bu am importance tamit da teg si table à part ça bëggoon nañoo xam lan ngay mener sa campagne est-ce que yaa ngi def ay porte à porte est-ce que yaa ngi sensibiliser commune bi nga xamante ne moo di Jaxaay. waaw je pense que depuis bi ñu amee yéene fësalaat ne dina nekk candidat jóguñu di massification bi nag dem fekk nit ñi la ñii ñu fekk leen ci seen kër ñii ñu fekk leen ci seeni mbootaay ñii ñu fekk leen ci seeni pénc pour waxtaan ak ñoom te ñu ngi ci tànk boobu di ci dem dëgg la nag commune bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne dajaguñu fépp waaye fu bëri suñu tànk tegu na fa te loolu mooy lu am solo te am nañ yaakaar ni fii ba campagne bi di ubbi ba ñuy continuer di dugg ñi ngi ci dynamique boobu te même lii nii lu ko sabab ci loolu la bokk lii lu ko sabab ci gën a sensibiliser nit ñi ñu xam suñu candidature waaye tam ñu gën leen sensibiliser ñu xam dëgg lan mooy suñu yéene jëme ci gox bi mooy revenir ci li nga doon wax léegi. bañu ma nag ci lu ñu ne mais kenn ku nekk ak perception j'ai même tendance à dire à chaque fois élection yi dañ ko war a jàngat ba xam bu ci nekk lan mooy taxawaayam dafa am lu ñuy woowee élection présidentielle am lu ñuy woowee élection législative am lu ñuy woowee élection locale élection présidentielle njiitu réew mi la ñuy tànn ñu fiy taxaw nag di laaj réew mi bari nañ waaye buñ ci tollee nga xool ku programme am gën ci programme yi nga woteel ko parce que man ci loolu laa xam ne mooy lu war maanaam booy tànn nit bu ko tànn ndax dafa rafet bu ko tànn ndax daa bëri xaalis waaye tànn ko c'est parce que am na un programme boo xam ne mën na ko tegal askan bi te am na fu mu ko mën a jëme boo jëlee élection législative yi parti bu nekk day bëgg am ay représentants ci pénc ma waaye élection locale gox bi la te gox bi jàpp naa ni bu ñu juumee ba teg ko ci loxo waaye politique yi maanaam ñu bokk ci parti politique yi duñ koy transformer lu ñuy woowee base politique or que buñ ko tegee nag ci loxo ay acteurs de développement ñoom yóotuwuñu beneen domb tànk ci kaw soxlawuñu ko ñu fal ministre soxlawuñu leneen parce que yàlla dénk nañu lu ñuy dénk démb tey door a ñëw kon yërmande bu ñu am ci askan bi te ñu bokk fi bëgg ko développer moo tax mën naa ne amul benn rapport bi nga xam ne am nañ ko sama diggante man ak politiciens yi bu ñuy constituer liste yi nag ay waxtaan amoon na waaye comme d'habitude rek ñun suñuy démarche day wuuteeg ñoom seen démarche moo tax ku ma ci amanteel ñaar ba ñetti rencontre su ma gisee doxalin rek damay xam ne ñii politique seen moo leen tax a jóg ma tegal leen ni dege man ma continuer sama chemin te looloo waral li mu waral nii te pour préciser encore sur les 9 candidats ci cappaandaw ba ñëpp a doon yëkkati loxo di wax waaye ci mujjantal ba daanaka ñëpp ay daw làqu la sama baat ni poto ñëpp ay daw làqu la daw làqu nag boo ko déggee mooy ñii daw lan bootu ji ci coalition de parti ñii làqatu yi nañ ci ñeneen ña nekkoon ci nguur sax te génn fa sax dem nañ làqatu ci yeneen parti yoo xam ne am nañ récépissé pour mën a dem seul coalition ànd nawle suqali suñu gox moo nekk candidat bi nga xam ne parti civil la nekk candidat indépendant loolu laa bëggoon leer foofu. macha allah parti bi nekk na parti bi nga xam ne dafa indépendant
yow nag am nga da ngaa nekk instant yi si suñ ko tee sax si lamb instant yi da ngaa nekk si jàngante bu doy waar parce que 9 parties nga bëgg a jàngante ak ñoom yomb yan procédure ngay mën a pour convaincre population parce que du yomb xam naa doole may dara. waaw procédure ñun bu ñu am mooy comme ni mu koy faral di waxee rek tenir lu ñuy wax langage de vérité à la population wax leen dëgg te dëggu parce que tamit nopp day dégg te bu wax jibee xel dina xalaat dina lunc jël décision moo tax fu ñu jëm ñu am fa lu leer ni Jaxaay bu fekkee yeewu nañ ñu conscientiser leen fi ñu jëm tiituñu fa dara ndam bu rëy la ñuy am ci seen kaw parce que naxaate bi nit ñi dañ ci sonn réeral bi nit ñi dañ ci sonn donc dañuy waxtaan ak ñoom ci discours waxtaan ak ñoom ci programme teg ko ci dëgg ak dëgg pour que fu ñu jëm ñu mën fa am ndam moo tax dara du leen ko may effectivement comme ni ñu ko waxee ay cuune leen nañ ko waxte dee ay cuune leen ñoom ñëpp. léegi yaa ngi wax naxaate léegi yaa ngi wax njuuj njaaj bi nga xam ne moom lañ nekk si dëkk bi yow gis nga ni mairie budget bi nga ko joxoon budget boobu financé na ko si ay projet wala financé na ko. soxna si bu ñu dugg ci détail parce que moom mooy li mu lay wax léegi nee naa lu ne fànn kenn du ko jeex déjà le fait que rek budget de fonctionnement bi ëpp budget d'investissement bi ça prouve que bëri na ay lëndën yuñ ci def donc tey fii budget bi mën naa ne peut-être benn groupuscule bu ndaw mooy fexe di ko pàccoo loolu laa gis parce que ñeneen ci conseil municipal bi kenn umpale bu leen de xam nañ seen démb ñaari at ci ginnaaw juróom at ci ginnaaw ku ci ne xamoon nañ ko tey koo ci gis mi ngi mel ni leneen loolu fu mu jóge te ñëpp xam nañ ni conseil municipal amul salaire kon mën naa ne defuñu fi dara ba dara booloo jeex ñun kay lu ñuy ñaan yàlla mooy yàlla leen fi yàlla jële ci jële bu sedd ñu dem may askan bi ñoom ñu gérer seen bopp fu ñu jëm mu leer Jaxaay mën a changé. wax na ko léegi Jaxaay mën a changé moom lépp lu ko am importance rek mooy Jaxaay changé ñi nga xam ne dañ fay nekk di njuuj njaaj di lekk di dégager may ñuy liggéey toog liggéey dëkk bi maintenant bëggoon naa xam nag yan projet nga am pour jeunes yi parce que wax nga grande dame yi wax nga suñu tata yi projet yi fi am yëpp pour ñoom mais jeunes yi de bu mag suñu dara. am na ci pàcc boo xam ne laal na jeunesse bi surtout ñi nga xam ne c'est des étudiants bàyyi nañ leen xel mais tout à l'heure yaa ngi dégg may wax ne Jaxaay xaw ma ndax jot naa ko tudd ou pas mais maa ngi wax ne ci suñu chantier institutionnel Jaxaay dañ ko bëgg a def par pôle de quartier muy 5 pôles de quartier jël pôle est pôle ouest pôle nord pôle sud ak pôle centre mais ci suñu perspective dans le cadre du concept bi mu la doon wax ne 5 concept la boo xam ne ñoo ko conceptualiser mais le concept fier suñu yéene mooy fexe ba pôle bu nekk am benn centre de formation communautaire bu ñu nee centre de formation communautaire nag ndaw ñi moo tax te foofu dañ fay def formation yi nga xam ne ci ay métiers innovants la maanaam métiers yoo xam ne durée bi du yàgg waaye diñ ci teel a xarañ teel am activité booy def ci beneen wàll bi wax naa la ci wàllu fonds d'initiative locale bi foofu kuñ ko former ba nga qualifié ba nga mën sa métier commune bi da lay accompagner pour nga mën a teg sa entreprise pour war a mën a continuer doxal waaye beneen bi aussi dañuy valoriser lu ñuy woowee main d'œuvre locale lépp lu ñuy def ci biir commune bi dañuy xool doomu commune bi ñoom ñu liggéey ko lu ñuy woowee tur bi bañ a génn gaal gi donc loolu mooy suñu mëbët bañ nañ ko beneen projet bu ñu am ci wàllu cadre de vie pour mën a pavé yoon yi defaraat lu bari dañu ne loolu ñu koy confier mooy ndaw ñi ñu dëkk ci gox bi ñoo koy liggéey donc loolu mooy wane ni ñun dañu bàyyi xel bu baax a baax jeunesse bi boo jëlee ci wàllu sport déjà fi may waxee ak yéen dañu am benn partenaire bu nekk Hongrie am nag accord de principe parce que tant que toogagoo mënoo matérialiser dara mais dañu suñu collaborateur bu yàgg la boo xam ne lu ñu demandé une fois élu
mooy bu ñu amee espace danañu mën a tabaxal lu ñuy wax stade multifonctionnel loolu nag day delluwaat ci jeunesse bi parce que rafetlu nañ ko fii ci gox bi même nawetaan buñ koy def sax dañuy jéggaani ci génn ba Tëngéej pour mën ko fa defee te loolu pour ndaw ñi la mais lu ci am solo aussi mooy sur le plan culturel stade bi nuñ ko fas yéene tabaxee versaires yi day abriter ay salle de spectacle yoo xam ne nit ñi mën nañ fa def concert ak leneen ak leneen ak leneen donc loolu déjà lépp ci cadre jeunesse bi la donc loolu moo tax benn bi nag mooy projet bu yàgg la bu ñu am te dañ ko bëgg a concrétiser ci li nga xam ne mooy bu ñu yàlla dogalee ñu jël mairie bi mooy fexe ba Jaxaay am benn équipe communale buy mën a compétir niveau national ci wàllu football parce que loolu aussi moom mooy génnee drapeau gox bi fexe aussi organiser ñi nga xam ne dañoo yor ay écuries de lutte ba seen écuries yooyu mën a nekk écuries yu taxaw yu jàmbaare yu mën a fësal xar kanamu Jaxaay donc loolu mooy suñu politique ci bépp niveau ba ci basket bi ba ci handball bi ba ci karaté bi donc bàyyiwuñu benn discipline sportive boo xam ne war na leen mën a accompagner ci cadre boobu te loolu lépp c'est pour la jeunesse. waaw wax na ko noonu léegi c'est pour la jeunesse yow ku la xool xam ne liggéeykat yow ku la xool xamante ne doo caaxaan man li ma lay laaj mooy est-ce que tey jii président bu la woowoon di nga pare pour ànd ak ñoom. nekkaguñu ci siège nekkaguñu ci siège boobu parce que ñëpp xam nañ ni actuellement fi nga xam ne fa lañ jëm bis bu la yàlla falee obligatoirement di nga liggéey ak état liggéey ak état signifiewul ne da ngay liggéey ak le président parce que am na ay programmes yoo xam c'est des programmes d'état donc yow di nga ko def pour lan pour lu gën ci askan bi waaye tam fépp fu ñu président woo ci loo xam dafa dellu ci njëriñu askan bi te loolu tax ñu jóg duñ ko rejeter donc loolu mooy li nga xam ne mooy li ci nekk mais dis-toi que encore une fois lu ñu gën a ñor ñun mooy koo xam ne am na vision xam na fu mu jëm ginnaaw ñun bu ñu jàppee ni am na lu ñu mën a contribuer ci développer suñu gox waaye bëgg nañ tamit am koo xam ne mën na liggéey pour Sénégal mën a soppeeku voilà. macha allah wax ji jaar na yoon lépp jaar na yoon bëgg nañoo xam lan ngay wax waa commune de Jaxaay ak teewaay bi ñu la teewaay fii accueil bu ñu la accueil fii nii macha allah. xanaa di leen sant di leen gërëm rek wax naa ko léegi sant boo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem parce que tamit nit moom dañu ne boo amee wéeruwaay doo neex ba max te man dama jàpp ne ñoom ñii tey ñooy sama wéeruwaay wax naa ko waxati ko nee naa dëgg la tey ñàkk naa baay ñàkk naa yaay waaye jooyu ma baay jooyu ma yaay parce que ci gox bu ñu ne am na ñu ma fi bàyyoon te lépp lu ma doon soxla ci sama baay ñu ma koy jox ci wàllu xel ci wàllu xalaat ci wàllu conseil noonu tamit la ko yàlla dénkee ci jigéen ñi moo tax foofu dama fay sant yàlla bu baax di wax ne man maa leen ameel njukkal te njukkal bi nag mooy ñaan leen rek ñu def seen kéemtalaay kattan ba le 23 janvier 2022 ñu fexe ba coalition ànd nawle soxali suñu gox am victoire écrasante à partir de 17h ñu gis ne sekk nañ ko ak gor te nañ gis liggéey boo xam ne ñoom ñëpp dañ ci am mbégte ci lépp dellu ci développement wu gox bi jërëjëf. kontaan nañ trop si accueil bi muy accueil fii nii di leen jox rek ci daje xanaa ba beneen yoon seen télévision Boss TV Sénégal sans autant oublier suñu papa Assane Mbaye man tey laay door xam sax fii la dëkk mais ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar am na benn jour fekk nañ ko ba Parcelles kontaan ci moom di ko ziar bu baax a baax. sama bopp ay gane Jafaas suma bopp it bëre Jafaas sama bopp ay gane Jafaas sama bopp ay gane Jafaas ak Sëriñ Tuuba yaa gane ndax ku la seen ngay ñëw mu doon la bëgg boo ko seenee takkul bëgg a xeex ak moom te yow li nga def ak ñun dafa leer ndax yow da nga ànd ak ñun démb tey door a ñëw barke yonent bi nee naa ko jooba juba dooley jigéen góor dooley saxaaraay yéen ñi yéen a dooleel seex ma ne ko yéen ñi yéen a dooleel seex ndax yéen a ko jàpp yéen a ko dal te yow jooba juba noonu nga mën a mel. xam nga ne yàlla waraame xam nga ne la ko waxoon ci kër jërëjëf léegi nag dama bëgg pourquoi ça ngay def lu baax
ndox mi yaa ko moom Sénégal yaa ko moom et pourquoi ça nga def lu baax ne kenn du ko wax pourquoi ça nga def lu baax ne kenn du ko wax pourquoi ça waay réew mi yaa ko moom Sénégal yaa ko moom ni koñ mi yaa ko moom ni gox mi yaa ko moom ni cinéma ca Ndam ci sama waa ji laay bëgg a waxal réew mi yaa ko moom ni Sénégal yaa ko moom ni doxal sa dox ba kenn laal la ma waxaale ko moom doxal sa dox ba kenn laal la ma digaale ko moom ko doxal sa dox ba kenn laal la ma digaale ko moom doxal sa dox ba kenn laal la ma digaale ko moom doxal réew mi yaa ko moom Sénégal yaa ko moom ana maire Yacine Diop Sénégal yaa ko moom réew mi yaa ko moom Jaxaay yaa ko moom ni bii réew Salaamaaleykum Cheikh Diallo di musu seytaane naan auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim di nuyu ñëpp di nuyu waa Jaxaay jël kàddu sax waruma woon parce que jullit boo déggee dëgg te waxuloo ko naa fekk taxaw ngeen may ma tuuti nag du tànk yi moo tax may wax je parle en âme et conscience monsieur Dia selon votre programme donc ce programme là dégg vous êtes un acteur de développement moi j'en suis plus de 12 ans donc sur ces points man maa wax Cheikh ma ne ko xëy na monsieur Diallo lu mu leen wax da ngeen ko comprendre mbir mu tukkaasu du xaalis yéen jigéen ñi laay wax ak jeunesse bi bu fekkee xasida yi li mu leen wax comprendre leen ko man ma leeralal leen ko xamuma ko ñaar fukki poñ ak benn la fi lim si kaw ñaar fukki poñ ak benn yooyu mag ñaa ngi si gune yaa ngi si tout tànk yaa ngi si màgget yaa ngi si ñëpp a ngi si biir bëgg falu nag bu mu tax nga wax nit ñi loo xam ne manta ne waaye boo demee ba signé ak ay ONG kon c'est un projet à long terme te ki la formé man formé ma na moom muy Waré Gandé Seck en matière céréale et locale j'en sais quelque chose j'étais dans le conseil départemental sortant en matière d'amonial c'est pas la peine de se vanter mais selon votre programme moo tax ma ne Cheikh kii est-ce que lim leen wax xam ngeen ko wala est-ce que lim leen wax comprendre ngeen ko jigéen ñiy liggéey si wàllu céréale si wàllu marché si wàllu leneen ak leneen ngeen bàyyi fi koo xam ne ñaari doo daan la fi def ñii ñëwee profité di dem màkk ñii di profité di dem ay mbuux mais amul sens parce que li mu leen wax mu ngi nii sax lu ma suukar soxalu ma leen man ku ma xam sama dëkk du ma ko laaxal seen suuf si ngeen di xeeb nii dans fukki at bu fekkee assainissement bi taxawul dina tawi ji ngeen bëgg a am foo leen jaar mu tëleen bu amul ay égo seeni force dina fees ngeen bëgg kaa manque mu tëleen man je vous félicite 1000 fois parce que laa xuma def naa politique mais je vous en félicite 1000 fois parce que je suis avec docteur Oumar Cissé donc ci kaw loolu dama lay encourager si li nga ne muy développement local bi nga ne parce que dafa nekk loo xam ne yombul askan wi nag pour wax ak ñoom ba ñu comprendre moo yombul parce que tama yi la ñuy toog xaalis bi la ñuy toog mumbaay bi la ñuy toog jigéen ñi nag ñoo mën a demal seen bopp te suñu yaay yi sonn nañ ñii sëy it sonn nañ parce que du mën a matalewu ñu lépp de dañuy def benn rek ñoom ñu def genn wàll ba keroog lépp di mat kon donc ci kaw loolu lépp dañ leen war a mën a jàppale financer leen ñuy liggéey ñuy dem ci crédit municipal yi di versewaat mu doon ay retourne ay tombé yoo xam ne da leen di mën a jariñ jeunesse bi li nga wax je suis entièrement d'accord si bourse scolaire bi moi je travaille avec ma mère autant mais bourse scolaire yooyu man moom laa jote woon ak moom moo tax ma gent conseil municipal ba ma nekkoon parce que j'ai mes principes personnels dama dëgër bopp lu ma gëmul du ma ci dem bourse scolaire parfois nga gis koo xam ne yaayam dundatul wala nga gis koo xam ne baayam dundatul
kon kooku bu waree fay inscription nan lay def kon maire bi moo war a mën a jël boobu engagement ak yeneen mbir mi nag da ngeen di mën a jàppale wala man dama naan sax est-ce que xam ngeen valeur u Kës Dadi mii non man question bi laay posé mais bu du woon loolu du ma jël parole est-ce que li mu wax comprendre ngeen bu baax fa mu waxee am na si loo xam ne si diir bu gàtt la mais am na si loo xam ne si diir bu gudd la mais ci diir bu gàtt boobu pour mu mën ko am yéen ko mën a jàppale seen carte pour mu mën a dugg ci mairie bi balaa ñu leen fii defal ñaari doo daal asalaamaaleykum wa rahmatullah. programme bi mu leen indil est-ce que comprendre ngeen ça veut dire que lim ñu bëgg a wax mooy ah indil na leen programme mais nag dafa am koo xamante ni sunu frère la moom laa leen wax muy Dame Diop bii taxaw nekk koo xamante ni lii ñu doon wax fii nii dafa wax ni daf ci dem jàngi ba bitim réew am ci diplôme bu ñuy wax master diplôme la ah master diplôme la ah damay bañ a wax ah kon nee na master diplôme la te diplôme bu diis la kon nag Dame Diop mii ci la am master ci affaire programme lay liggéey mu ne ma nag lii nga ma wax ci Cheikh Ahmed Tidiane Diallo alias Kës Dadi ah doy na ma mais bëggoon naa ñu échanger moom it dama bëggoon mu sànni ay kàddu ci li mu jot a dégg fii moom après sax xam naa ne am na leneen loo xamante ne nii ak ñu bari comme ni ma ko waxee di ngeen gisante hors antenne. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant man je suis un peu gêné di jël kàddu bi doyen kan jëlee kàddu ba noppi parce que li ñuy wax fii yaakaar naa moom ma ko gën a xam waaye dafa fekk ni rek buñ la wax loolu ala kulli haal faw nga wax te wolof daf ni ku war bukki xaj mbaw la donc loolu yaakaar naa moo ñu xaw a sonal waaye comme ko sëñ Seck waxee rek dafa nekk loo xam ni lu am solo la am na solo pourquoi dans la mesure où suñu gox la engagé te ñu nekk ay jeunes di gis suñu gox ni muy doxee gis ñi ko yor ni ñu koy doxalee suñu borom may ñu am as tuut lu ci xam loo xam ni buñ toogee seetaan rek xëy na suñu avenir dañuy mettre en jeu ak avenir bu jeunesse bi nga xam ñooy ñëw kon ñun ni daal luñ ci mënti def rek war nañ ko seen mooy def pour suñu gox jëm ci kanam waaye comme ni ko tonton kan waxee rumbaay bi neex na lool rumbaay bi tàccu fecc maye xaalis c'est bien beau fi ne ko fekk fi ne koy bàyyi waaye am na lu ëpp solo lépp solo mooy ni ko sëñ Kës Dadi waxee ci wàllu programme parce que wax na fi 6 chantiers su ma jumul chantier yëpp ëpp solo waaye man dafa am boo xam ne dafa ma see gën a ñor muy ci chantier bu jëm si wàllum éducation parce que man ci loolu laay yëngu à la base j'ai été professeur d'anglais pendant 10 ans yombul sax nga wax sa bopp waaye fàttali pour nit ñi xam as tuut ne bu ñu waxee war nañoo mën a wax prof d'anglais au niveau de Matam pendant 10 ans yàlla dogal ma noppi ñu def ma censeur du lycée pendant 4 ans ci noonu laa fa jógee nag yàlla suñu borom dimbali ma dem Corée du Sud def fa lu ñuy wax master en développement communautaire yàlla dogal na def naa fi ñaari at ma ñibbisee décembre passé laa ñibbisi donc ci wàllum développement ci laay yëngu am doon ma ci xam spécialité nag planification la moo tax man maa ngi yow dinañ ci waxtaan dana yomb lool pourquoi parce que yow ma ngay wax ci wàllum programme te man damay sama expert en matière de planification ak lépp luy suivi évaluation de programme ainsi que gestion de projet kon lu mu tuut am na lu ma ci xam ba tax na bu ma sëñ Seck ñëwee approché ñu waxtaan ci ma nag waa loolu de dina ma neex ma wax ci sama xalaat tuuti parce que ni ma gisee jaxaay di doxee yaakaar naa buñ ko seetaanee rek amaana fa muy jëm dana gën a metti lool donc buñ ci gisee koo xam ne amaana taxaw na nekk candidat indépendant bu mel ni yow pare pour développer jaxaay man li ma ci gën a ñor mag mooy programme yi parce que man wax naa ko sëñ Seck ne naa ko man je suis pas un politicien xawma sax lu bari waaye su ma toogee seetaan rek amaana dana am lu metti trop sant naa yàlla nag parce que maa ngi liggéeyal sama réew ci wàllu ministère ba ma nekk parce que ba ma ñibbisee lañ ma yóbbu ministère de l'éducation lépp luy projet éducation lépp luy programme suñu direction moo koy gérer kon am as tuut ma ci xam waaye dama ni ci gàttal dama ni maa ngi liggéeyal Sénégal à travers le ministère ci laa xam ne man mi kat je suis satisfait à 100% mais tant que li ma xam as tuut ci wàllum développement jàppale wu ma ci jaxaay ba jaxaay jëm kanam rek sama mbégte des na ko moo tax ñu bari maa ngi gis ñu ngi may approché de gauche à droite alhamdulilah dans les mines waaye damay xool bu baax fu may teg sama tànk il faut ma xool ñi nga xam ni ñoom ñooy teg programme bu leer parce que tamit politicien dafa doy waar am na ñoo xam ne dañ lay wax tey ak lay def ëllëg du bokk mën nañoo wax ba nga fal leen waaye buñ demee ba toog fàtte nañ la fàtte nañ gox ba xam nga la moo leen ñor foncier bi wàllum suuf mi la moo leen ñor naka lay mën a jëlee koppar gi def seen poche la moo leen ñor leneen waaye gox bi leen di fal fàtte nañ leen man nag moo tax fu may dugg fu ne day leer waaye ba ma gëstoo gis la
dégg ni sunu yaay jee toog ca la bokk sama xel dal na ma xamee mu leen caaxaan moo tax ma ne nag loolu dinaa ci bàyyi xel bu baax programme bi li mu fi teg nag ci 5 ans yi du 2022 ba 2027 incha allahu rabbi programme bi li mu fi dégg ci chantier yi 6 yëpp am na solo waaye ci programme bi lu si nekk am naa lu ma ca war a wax waaye fii su ma ko fi naree génne day mel ni ay laaj ak tontu te su boobaa dana jël temps te laaj ak tontu bi yaakaar naa sunu journaliste bii def na ko ba noppi kon kooku demee na boor kon sama xalaat ma ci am as tuut dama koy denc ba suñu borom bu dogalee ñu koy santewaat en tant que expert muy sëñ kan bii ak man ak ñeneen ak ñeneen boobaa dina la ci wax suñu xalaat loo xam ne boo ko ci defee amaana dana gën a yem pour suñu gox bi kat jëm sa kanam kon lii kontaan jërëjëf monsieur Kane kontaan nañu macha allah vraiment mais des na nag des na soo gis góor bu baax jigéen bu baax ak jawata te madame Sow dimbali nit ñi ca base ya daan jàppale néew ji doole yi tubaarkàlla ba ku ci nekk jot sa kër Alpha Mbengue suñu te deli si professionnel kon nag ñu jox madame Sow kàddu gi tàccu leen ko waay. salaamaaleykum waa Jaxaay ñu naa leen sant na leen ñëpp kii suñu doom la dañ ko war a jàppale mu falu ndax bu falee ñun ñoo falu war nañ dindi fi meeru fi nekk nga xam ne Jaxaay mu ngi sonn amuñu dara suñu yoon yi baaxul suñu xale yi jànguñu suñu xale yi liggéeyuñu doon na ñun ñoo war a foli ki fiy nekk ñu fal ki ñu bëgg ñun jigéen ñi fiy nekk bu ñu neexee mu fal dañ ko day falu ndax kenn kër gu nekk bu génnee fukki nit indi woote rek dina falu ñun jigéen ñi ak ñun ñoo mën a fal maire bi mu falu kon nag nañ ci ceeb bu baax mu falu bu falu ñun ñoo falu jërë ngeen jëf merci barkalla macha allah ay da Fall mais ak ngay loolu nag dañ maa woo ni man naa ñu waxal xos mi sant nan la gërëm nañ la parce que commencé waaye amul bi yeggale ndax nee na tey ba suba ëllëg ba ginnaaw ëllëg foo leen di woo yëg ca garab kaw garab nga sax na la fa fekk nee seen xel ak seen xalaat ak seen xol mu ngi ci yow xos boo tëddee ne la woon ñëpp a ngi sa ginnaaw nee la jàppale ba géej gi ngeer boo dawulu nu daw ñu nga lay ñaanal nag li nga yóotu ak li nga bëgg ak li ngay mébét yàlla na ci jot boo ko jotee yàlla na la jig yàlla na sa jig laa yaa koo àndal ak waa gox ñu ngi sa ginnaaw tey ak suba nag macha allah man nag dama mënut a wax damay jàngi wax. di commencé nuyoo bi ci suñu candidat Cheikh Ahmed Tidiane Fass Dadi di gërëm ñaar ñi fi taxawoon léegi ñoom monsieur Kane ñi doon wax man day am naa lu mu bett léegi. Waré Gana Seck bi ñuy wax nii mais Fass Dadi jaar na si moom monsieur Kane mi jaar na si moom man sama cousine la te liggéey naa ak moom liggéey nañu pendant 2 ans du temps bi mu nekkee Rodal International man ma nekk le coordinateur du groupement des producteurs agricoles et tey yàlla boole ñu waat encore nekkate Cheikh Diallo mi jaar na foofu man je suis un technicien en développement communautaire programme bi muy wax nii am na ci détails yoo xam ne sax bu ñu ko tuddoon fii ñëpp a xam bu ñu ko tuddoon fii ñëpp a xam te lu mën a nekk la de bu loo xam ne daf ko inventé pôle de quartier yi ñu doon wax nii léegi chaque pôle de quartier aura une cellule d'appui à la promotion de l'éducation et de l'enfance ñoo xam ne depuis xale yi ba âge bi xale yu ndaw yi ay jardin d'enfants danañ ko am xale yi nga xam ne ñu ngi jàngi école danañu am seen i fourniture école bu ne dina am bibliothèque scolaire école bu ne dana am cantine scolaire école bu ne dana am centre dana am salle informatique pour xale yi bi ñu nekk xale yi tuuti commencé mu miin ordinateur te lu mën a nekk la de même xale yi taalibe yi sax prévoir nañu di leen defal ay cours de français pour ñu mën a jàng français ci daara yi yooyu ay détails yu ndaw la yoo xam ne te du loo xam ne mënul ne loo defar mu baax suñu bëggee defar Jaxaay bii nit ñi jàpp si ku nekk indi sa xam-xam sa am sa mën-mën sa pexe ñu boole ko ñu defar Jaxaay ba nañ ko def la Californie du Sénégal. di wax ni balaa maa wax dama bëgg ngeen tàccul ma président Fass Dadi tàccul leen moo ko ma xool ndax Cheikh Diallo dafa nekk nit koo xam ni nit ku baax la nit ku oyof te dañ di réew boo koy dénk da nga koy dénk nit ku oyof gox tamit soo koy dénk nga dénk ko nit ku oyof te moom looloo ko dal du tànkam li bisu kenn barki demoo Njaay bi ñuy xewlal sama jarbaat daa bàyyi yitteem yëpp def délégation ñëw ba kër gi sama waa kër gi nii ana seede yi waaw barki demoo Njaay dama caara faal di woo di ma wax ci yow lu rafet wax dëgg yàlla macha allah kon yàlla na sa jàmm yàgg waaye nag
bi tambay mo ne daf maa yónni dayloo association bi ci koñ bi bootaay bi ci koñ bi ñëpp a ngi sant di gërëm di wax ni Cheikh xale yi comme li nga wax sànq dafa am solo xale yi nga xam ne ñu ngi jàng soxla nañ ku leen dimbali hôpital Jaxaay ngi nii buñ soxlaa hôpital xoolal lu nekk la ñuy daj école baa ngi nii macha allah suñu xel a ngi dal ndànk-ndànk ndax bërki dee moo njaay laa ñëw fii ci école bi tonu ciment ji jàllaa ñëw réew na ba yow la kon tuwaat fukkaat la macha allah nekk borom social waaw kon ku la jox ndékki jox la añ ku la diggee reer man ko gëm ah waaw wax dëgg yàlla kontaan nañ ci loolu bu baax a baax te am nañ yaakaar ci mairie bi incha allah rabbi ñu jël ci sunu leader président Xasida di nekkal ñu fa bi tambay nag di yóbbante kàddu yu am solo bootaay yi ñoom it wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi sa ginnaaw 21 moom jàppal ne xës fii ku fi dugg ñu jàmmal la moom fii yow yaa fi ne ñu fi toog yëpp loolu lañ ma woo kenn ku ci nekk ni ñu waxal ñu voilà dégg nga de ah mi ngi noonu kon nag yaakaar naa ni bi tambay su ma waxee yóbbante bi tambay ba noppi damay ñëw ci man sama part parce que yow da maa defal loo xam ni kenn defalu ko yëg ma bëgg ma fu ma génn dañ naan ma Xasida yi ndax ni nga mel ci man kon macha allah yàlla sa jàmm yàgg waaw Cheikh yow it kenn gënu la ngay baax bër gi de mondial ba Assane Diatta di sargal jëweli Kër Massar daan maa woo keroog la moo fa am bu ma neexoon toog ñaari weer du ma gën toog ma bëgg a faj ko yàlla sa jàmm yàgg waxuñu ku def ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu wax dëkk bi ku defar dëkk bi Cheikh Diallo neexuleena Cheikh Diallo neexuleena ku ma tàcc doo yore loxo ku ma sarxol le doo dee ku ma tàcc doo yore loxo ku ma sarxol le doo dee waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu wax waxuñu ku dëkk ci dëkk bi ku defar dëkk bi lañu wax liggéeyu nay bigil la ci doom doo say xinaan ku yaay jamonoon yaay jaax doom ja yaa ko man juddoo fi nga juddoo màggee fi nga màggee defe ni nga defe seex dindil loo defoon na jege ni yàlla noppi na mani baax lay baax maay baax ci sa bopp moo ma ko gënal Cheikh Diallo sa yaaya liggéey nii affaire bi day jëlaat Cheikh Diallo mi sa yaaya liggéey nii affaire bi day doon wax sànq nag ma am lu ma bëgg a mottali ci seen kàddu ndeyloo madame Kane Cheikh Tidiane Diallo dafa jóg di jàppale jigéen ñi yàlla dogal première cohorte bi muy ñëw fii groupement yi yéex a dajaloo ñoom nag ñi ngi demandé di wax ne Cheikh Adja Issa Ba yow mi nga xamante ni yaa yor wàllu financement yi nga boole leen ci ñoom dañoo bëgg dinañ samp juróomi groupement fii waaye dañoo bëgg nga financer lépp te mérité nañ ko kon nag loolu yaakaar naa ni yéen waa 21 loolu waxoon ngeen ma ko dem bu ngeen ko fàttee tey it man fàttewu ma ko. neex ci 21 mooy ñëpp a bokk ndey ak baay amul ànd waxtaan tàqali koy jëm kon suñu nee Xasida di la rek Xasida di la waaye yow la na fekk nga nekk dama bëgg képp ku ne Xasida di la na nga dem jëli sa carte d'identité nga jox ko Xasida di nga xam ne keneen koo ko jox ku dul moom perte nga dama ne waxuñu ku dëkk ci dëkk bi kii defar dëkk bi la ñu wax te yaakaar naa ne Cheikh Diallo mooy kii defar dëkk bi moom mii dox ci social moom mi nga xamante ne mooy baayu yi maa bëgg ngeen déglu bu baax li may wax ci Xasida di ndax daf maa ñor Xasida di daf maa defal loo xamante ne man su ma taxawee waxuma ko du ma gor kon ma bëgg a xamal ne waa 21 bii Xasida di du góor guy naxaate Xasida di dafa taxaw xool ne ñun dañoo sonn Xasida di doyewul mairie bi dara def namul mairie ndax la muy am na ko ba pare bu dee oto bu rafet macha allah fa tabarakallah catuma ko doomu jàmbur bu dee kër gu rafet waxaale wuñu ko kon Xasida di su taxawee ñëw ne pour ñun ñoo ko tax a jóg ñu war a dëggal suñu bopp xam ne looloo ko tax a jóg dimbali leen seen bopp ngeen dimbali Cheikh Diallo dimbali seen njaboot jëli seen carte d'identité yi te xam ne bu suur baax
balaa tàkkusaan kala nañ bala ji mairie bi dem toog fa looloo ma ñëw bàjjen nuyu naa la ziar la enen Allah walli enen jiɗi ko ganduɗa koye men jeeya sabu sen jiɗɗi Haalpulaar darima wina haɓay leydi ala ko tawi ɗum ummade so wona fewnude wuuro ngoo so welanoma hannde o jooɗo nder galle makko sabu o wasani haydara kono noon wi haɗa enen ken tampuɓe ɓesgu amen kadi tampi machallah ma Lidu Azar. Lai barka seram. Di saya ibu email jaxay di sama bàjjen ma def la bàjjen do. Kon nag soo ñëwee tey nga war a taxaw jàkkaarloog jigéenu 21 yi suñu xel day dal. Xam nga ko tax suñu xel day dal. Issa Ba naam day fekk nga ne sax. Issa Ba da ngaa jàpp rek te woo bàyyi. Dégg nga lu ne gis nga lu ne te du ci Cheikh Diallo rek nga ci njëkkee waaye macha allah sa digganteeg Cheikh Diallo dafa nekk loo xamante ne dara du ko dindi. Président Cheikh Tidiane Diallo. Maire ci maire ba rek toog suuf rek inchallah waa di nuyu sama papa sama nijaay Diop mënu ma ko bañ a nuyu waaye nag ñi fi jaar muy Cheikh Seck naanaan lim na délégation bi lim na ñi nga xamante ne mooy délégation natt yi nga xamante ne sama doomu ndey mu waral tey jotaay bi ba tax ñu toog fi tey jotaay bi am muy jotaay bu taaru ñu ñëw fi ñëw boo xam ne ñëw kontaan la ci li nga xamante ne moom lañ fi fekk di nuyu ki nga xamante ne mooy suñu doomu nday jógee Géejawaay ñëw rek bëgg Cheikh Tidiane Diallo boppam madame Sow waaw ay kii sama jëkkëram sama nijaay la loolu tax jigéen ñee ma ñor moo di luñ fi war a wax rek wax nañ lépp loo xamante ne ñor nañu te ñu jëmmale fa dëkk ba ànd ak bëgg ànd ak Cheikh Tidiane Diallo avec Alpha Mbengue bëgg jàllale dëkk bi jëmale ko kanam rek lépp luñ fi war a wax rek wax nañu kon nag man dama fas yéene jóg rek jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi di jël góor ñi nag di samay doom di leen defaat ci sama dënn rek te naan leen ci xol bi lañ ne te xol bi dafa sensible lu ci laa borom yëg ko mooy sama njaboot bi ma ne li nga xamante ne moo ñu ñor moo di li nga xamante ne moo di financement bi defe naa ne moom ngeen soxla te moom ngeen doon déglu yéen jigéen ñi parce que su góor yi xëyee ñëw indi 5000 francs ñun suñuy dépassé il faut que mu mot 10 000 kon nag suñu yàlla dogalee kii nga xamante ne jaxaay doon ko ñëw jaxaay dong moo ko itteel jaxaay dong la bëgg ñi nga xamante ne ñoo nekk ci jaxaay seen tool yi jaxaay na wàññeeku mu ne balaa dara di doon dara naa suuxat ci xolu nit ñi jëfanteeg nit ñi ba li may soxla su ma ko laajoo ñu xam ne man xam naa fi may jëm te lii moo gën a ndaw li nga xam ne mooy yéeneem ci li nga xamante ne mooy goxu jaxaay ak li ko wër mu ni dem na ba xam ba nga xamante ne indi na fi li nga xamante ne mooy banque te banque bi da ko fas yéene liggéey ak moom ba fii ci suñuy sëtaat ñëw fekk ñu ak banque bi ñu continuer ak moom di liggéey ak moom banque bi ba mu ko indee nan la ko indee moo di dafa ne yaa gisa de lenn bëgg naa ko def jàppale jigéenu jaxaay ak li ko wër nan laay def ma ne ko lan moo teew mu ne ma banque bi teew na ndax ma leen di bokk rek wala nit ñëw wax soxlaam ma bokk ko ci ko sutura doyul nit ki loo koy jàngal napp jox ko mbaal mu dugg ci biir gi génne dem jaay am ca dara moo gën nga koy yëkkati benn jën wala ñaari jën wala ndawal nga ko jox muy jeex muy wutiwaat di tàllalaat loxo loolu gënul ma ne ko léegi nag naka la mbaa du yàgg mu ne ma déedéet man yaay booy du ma def lu yàgg ndax meloo noonu dama laa fekk ak waa jaxaay waaw te teewul nag ba ma ñëwee ci jaxaay fekk li ngay def lu baax may sa doom di def lu baax il faut que ma ànd ak yow di def lu baax ma ne ko acca boo mu ne ma lenn de am na banque bi moom pare na ma ne ko comme que banque bi pare na nu ñuy def mu ne dajale leen yéen groupement yi pour 10 personnes 10 personnes yi def leen trésorier dama bëgg ngeen déglu ma da nga indi président trésorier secrétaire ku nekk day indi ñaari papier ak ñaari photo ku nekk tamit day indi 6500 parce que looy waxal jigéen yi rek
nay nekk lu leer 6500 yooyu bu ngeen ko dajalee muy fukki junni ak ñett groupement bu ne 10 personnes bu ne su ko defee ngeen dajale ko waa banque bi suñu wootee képp koo xam ne mooy président bi na dajale yooyu ñëw waxtaan ak man wan ma dossier yi ne pare na xaalis su boobaa man soxlawuma laal li nga xam ne mooy dossier bi wala xaalis xam nga lan laa soxlaa laal su banque bi essayé jàpp bés bi mu ngi ñëw su boobaa bu nekk ma jël sa numéro téléphone woo la ndax soo may indil dossier yi da ngay bàyyi foofu sa numéro téléphone ak turu groupement bi su ko defee su ma la woowee nga ànd ak groupement boobu muy ku nekk 10 personnes yooyu su dee 20 personnes yaa xam ak nu ñu toll yaa xam mais ñëppay ñëw suñu teewee ba banque bi dañuy toog ak yéen laaj leen nan ngeen bëggee ak fi ngeen jëm ak fi ñu jëm képp koo xamante ne am nga lu la leen ci mbirum parce que am na loo xam ne daf ñoo sonal ci banque yi mbirum caution bi ak mbirum li nga xamante ne mooy seen intérêt ñoom dañ lay expliquer lépp mu leer ñu ne nan lay leeral ñun ñi nga xam ne ñoo njëkk a jot xam naa ne am na ñu fi nekk jot nañu ñu ne nan waaw ñu ne nan la ñuy def ba nga xamante ne suñu caution bi dana oyof li ngeen ñuy laaj dana oyof ñu ne ñun soxla duñ leen dara ñun dañ leen di jàppale pour li nga xamante ne su ngeen jënd ji omo mbaa ngeen jënd ci ndugg mbaa ngeen jënd ci jën da ngeen ci am bénéfice ngeen jënd omo ci biir kër gi loolu donc moo ñu tax a jóg ngir lan bu Seex Tijaan jàpp mooy jàppale loolu képp koo xam ne mu ngi yeewoo ci Jaxaay fas yéene na financement bi mu dugg solo ñu ne dana yàgg wala du yàgg ñu ne ñun duñ leen defanteeg ñeen lu yàgg parce que président Seex Tijaan Jàll jaroon ñu ko ëpp te moom banque ndax li tax moom banque bi moo di mooy liggéey waa banque bi moo indi banque bi Jaxaay te gisuñu kenn ku ko fi def ndax ñi fi nekk ñëpp lan lañ fi nekkee moo di ku nekk ngay candidat doo nga am foolaa ku fi nekk doon candidat yaa ngi wut loo xam ne soo liggéey da nga ko lekk mbaa nga naan ku nekk mën na loo boru lu yaas mu ngi lay fay wër mbooloo kër ga nga dëkk incha allah yaa ngi yaakaar ne loo defal ci njaboot bi yëpp yaa ngi koy bëgg récupérer su soo duggee maire ba waaye amaana dégg nañ ci waajur suñu kon nag ñoo ngi dellu sant yàlla bu baax ñu ne su loolu amee nan la ñuy def ñu ne banque bi su ñëwee day njëkk waxtaan ak yéen banque bi su ñëwee day njëkk waxtaan ak yéen su waxtaan ak yéen ba pare moo di nan suñ leen financé nan ngeen di téye xaalis ndax ñu jox leen xaalis ba pare ngeen téew ko ñaari fan ñetti fan ngeen jënd ci borom kër yi gannaaw wala ngeen jënd ci turaay wala ngeen def ci yenn duy ni benn bénéfice wala diggante daal wala bin yi géwél yi di jaay loolu di leen di daane wala su ngeen ko joxee dem leen marché ngeen dugg jaay jënd leen ci ay tise 100 000 francs ku ci départ su la neexee nga am ca dara ñu ne ci ñaati weer nga koy fay ñu ci fukki weer yi 12500 12500 yooyu ñun ñoo ngi toll fi mu toll nii ci 3 mois bii ñu jëm le 10 bi ñu jëm mooy 4 mois kon parce que léegi ñu jeexal de xanaa te yëguñu ci daal te nag ñoo ngi ci góorgóorlu am na ñoo xam ne ñu ngi ci yokk jël ñu ne ndax déet waaye fa la ñuy yem ak yéen keroog bañ fiy ñëw ñu ne déedéet duñ fa yem ak yéen de keroog bañ fiy ñëw ñu indil ñu 15 millions muy fukki millions ak juróom teg ko ci table ngir kan ngir président Seex Tijaan moo ko fi defagum de kon de lii la mën a yéen ba ñu tegee fukki millions yi juróom ñu jël 10 personnes yu ne jox ku nekk loxo ak loxo 100 000 francs ba ñu demee nag macha allah ñi ñu jox gum yëpp nag wax dëgg yàlla ñu ngi fay normal ndax amul gaay ñu ne suñu fayee ba pare daañu leen lalal 100 000 francs daañu leen ko delloo kon lan la ci am ndax 100 000 francs boobu ñoom 10 000 francs dong lañ ci gay kon lan la ci am amuñu ci dara kon nag président Seex Tijaan Jàll moo def loolu ci jigéen ñi pour ñu liggéey ñu ne góor ñi seen wàll ngi ñëw yëmul ci jigéen ñi kese ñu ne foofu ngeen di yem ak ñun yéen waa banque ñu ne déedéet suñu yemee ak yéen foofu kon du baax déglu leen wax dafa metti su ngeen ñëwee am ngeen ñëw yow la ñuy déglu leen wax dafa metti ñu ne fa lu ñu yem ak yéen ñu ne déedéet ñu ne dañ leen di jàngal ni ñuy defaree saabu dañ leen di jàngal ni ñuy defaree saabu suñu leen jàngalee ni ñuy defaree saabu lépp ñoom ñoo koy fane de ñu ne fa la yem ñu ne déedéet dañ leen di jàngal ni ñuy defaree eau de Javel
ñu ne fa la yem ñu ne déedéet de kon nag xanaa sax Tidiane Diallo wàccoo nga ak ñun mais déedéet mu ne yemuma fa de ñu ne da ngay jënd dugub sebet ko mooñ ko aroo ko wut ci sànqal wut ci wóor ñu ne lu nekk mën nañ ko cee def ñu ne loolu tamit dañ ko ci boole rek parce que sax Tidiane Diallo xanaa lii neex na de ñu ne dañ fay yem ñu ne déedéet duñ fa yem de ñu ne dañ ñuy jëndal ay piisi mbasin jëndal ñu ay waax ñu jàngal ñu ñuy tuube te ñooñu koy kon président Cheikh Tidiane Diallo xanaa wàccoon nañ ñu de ñu ne kon ngeen dem jëli seen carte ngeen xëppi seen bët yi ngeen déglu te gis ngeen dem su keroogee ngeen watal président Cheikh Tidiane Diallo mu dugg ci maire ba lii mu defanteeg yéen mu defante ko yéen ñu wàccoon yéen daa yëpp dama métti ci bët waaye dañ di gor lu ko ñurug ñurug na ko dama sol woon ba pare ma summeeku ma toogal ba saag man xaaral ma dem ndax doomu aadama dañ ni lépp loo xam ne am nga ko muy sa ngor sa dignité boobu lépp loo xam ne mën na kaa xañ rek nit ñi ñoo la jàpp rek waaye yàlla moom jàpp la damay wax ne si turu Jaxaay nit ñi nañ am fulla delluwaat ak fayda xam ne ndax dafa jeex Cheikh Diallo nag mën naa wax si moom tuuti ndax dama ko xam 93 ma dëkk ak moom benn barak dama koy xamal lépp am na si ay nit ñoo xam ni fi ñu leen xamee fi ñu leen gisaatee dañ fay daw mais moom dafa nekk koo xam ne macha allah dafa nekk homme boo xam sans trace fu mu jugee benn barak bu ma demaatee tey day dox noonu ci kàttanu yàlla moo tax muy bëgg a xam Jaxaay ñu xàmme lenn koo xam ni fa nga dëkkoon mën nga faa demaat te duñ ñu sàcc baa ngi ñëw loolu ngeen jàpp ko wàllu liggéey développement tamit ci lañ ko xam bi ma koy xam ci muy créer ay jeunes yi liggéey kenn xamul lu mu toll ma koy seede wax ni nit ñi nañu yeewuwaat xam ni man de jàng naa ci mbir keroog dem naa Jaxaay ci maire ba mais bi ma soxlaa toilette bi gisuma ko robinet yi am ndox yeddaat naa sama bopp xam ni lii moom doy na gàcce moom kenn bëggu lii sa kër moom jërëjëf. waaw dama ne dañuy sant yàlla di julli ci Yonent bi di am mbégte bu baax ci jotaay bi ginnaaw biñ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim di ko jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin jotaay la aussi boo xam ne mën nañ ne yaakaar judd na fi parce que wax balaa neex nit ñi dégg te jàpp naa ne lu ñu yëkkati ay kàddu wax nit ñi dégg nañ ko waaye ñaareel bi it mooy dañ fi gis suñuy naataango yi nga xam ne jël nañ ay kàddu ñu nawloo lool seen xam-xam nawloo tamit seen jàng waaye dañuy rassurer ci fu ñu jëm parce que pour wax ne nit motul même dans le cadre de notre programme institutionnel dañu wax ni bu ñu yàlla joxee mairie bi au-delà ci conseil municipal yi muy élu yi ak cabinet du maire day am beneen groupe bu ñuy créer bu ñuy wax groupe consultatif nga xam ni ay experts ñu yàlla dégg xam-xam jëme ci développement communautaire ak développement lañ ko bëgg a teg pour lan pour conseil bi bu ñu amee loo xam ne laaj na ñoom ñu apporter ci ay touches ñu mën leen ci orienté ñu mën leen ci jàpp te ñaar ñi fi yëkkati kàddu sànq wax dafa nekk ñaar ñi nga xam ne li may ñaan mooy ñu rejoindre suñu coalition bi liggéey ci moo tax jël naa tout à l'heure seen numéro ñun lii la ñu soxla c'est-à-dire des personnes de ressources ñi nga xam ne am nañ xam-xam am nañ xalaat te yéene nañ ko seen gox kon may wax ne di leen rassurer waat davantage muy monsieur Diop de même que monsieur Kane vraiment di wax ne seen kàddu ñaar na ma te incha allahu rabbi ensemble le travail va continuer donc may sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu aussi Bayloo mi nga xam ne daanaka lii bu amee ah moom bokk na ci ñu ko sabab ak ñi nga xam ne ñoom la àndal yëpp muy sama siste yi macha allah keroog ba presque 2 heures du matin ñu ngi toog di waxtaan di ñuy xaar donc loolu day wane rek
am nañ yitte macha allah donc may sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal tamit sama communicateur traditionnel yi pour wax ne mooy 5 sax ma simbi yëre bi joxe dama joxe ba poo ci jeex mais nag lu leen joxul rek lu leen jox rek xam ne ne leneen la ngi ñëw lu koy dàq incha allahu rabbi bég naa ci yéen lool bég naa ci yéen parce que fu ma gestu gis ngeen di nuyu tamit ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi ci biir jotaay bi encore une fois di nuyu aussi encore une fois la comité coordination bi vraiment d'organisation du mooy comité organisation bi ci turu bii bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm parce que organisation dafa jafe waaye gis naa ni mbir yi ngi ñëw te incha allah ñu gën leen dooleel gën leen jàppale leen di gërëm Alassane li di gërëm Bibe di gërëm ñu nekk ci seen ginnaaw ñëpp Abdoulaye mu doon wax sànq ñoom ñëpp vraiment suñu xol sedd na di ñaan yàlla liñ fi jot a ñaan yàlla ñu ko yàlla defal fu ñu jëm yàlla jox ñu fa ndam bu set guy incha allahu rabbi balaa 17 heures ñu ne ànd ndawle soxali suñu gox sa kaw te kanam ci lu baax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf